nga dugal sa laaj bu njëkk laataa ñuy xuus ci biir jërëjëf waxtaan bi. Mouhamed ñu ngi lay nuyuwaat baax di ziaraat sëñ bi sëñ Ahmed Khalifa Niass di ko sargal baax macha allah di ko dalal jàmm ci Seneweb sëñ bi Niass li ñu la bëgg a laaj ci mbirum Tchad la fa xew président bi faatu ak ni mu mujjee bi doomam wutu ko gis nañ yow ku miin nga bitim réew. waaw moom la wax dëgg yàlla taalibe woon ci kër gi. daan na gàmmu si sax Kaolack avant muy nekk chef d'état boobu muy nekkoon chef d'état major. président Idriss Déby. Idriss Déby waaw. macha allah. doomam itam kii ñu wax ne moo ko remplacé. moom bu yàggul rek mu ngi fi woon. ci Sénégal. waaw ñu bëri na lu ñu ñëw Kaolack. macha allah. famille boobu ndax nekk nañ ci réew moo xam ne. taalib ñeeseen ñëw fa ëpp muy Tchad. ak Nigéria bi fa sës. Cameroun. Centrafrique foofu yëpp taalib yi bari nañ fa loolu ak muqaddam yi. ñu koy jaarale suñu bopp. situation yi mu faatoo nag. situation yi mu faatoo ba jàngal nga ci am. waaw ci li ñu ko waxee day mooy ci xare. ci xare la des. ndax moom la dañ dénkoon réew mi. mu jaral ko ba kanam di dem di xeex ci front yàgg na ko def nag. yenn sax bu ñëwee moom mooy diriger combat yi dóor leen fii bàyyi leen fii wëlbatiku leen fii ba mu pare waaw. mënoon na caaris bu yàgg. ndax gàttul fan am na juróom ñaar fukki at. léegi naka nga gisee ëllëgu réew mi ci boppam Tchad. naka nga gisee ëllëgu réew mi ci boppam Tchad. Tchad day daanaka depuis ki ñaan wax Lamy benn officier français. boo xam ne bi mu reyee ka doon jiital réew ba nekkoon sabaax la tuddoon. ba mu ko reyee nag ñu tuddee ko fort Lamy. olof sax dañ koy wax naan foro Lamy. waaye fort mooy fi nga xam ne fi la ñuy nekk ba fegu. ak Lamy mi nga xam ne mooy tubaab bi nga xam ne moo fa dugal colonisation française. moom Idriss Déby ku ràññi ko woon la ci xeex terroriste. naka nga gën a gisee tamit loolu ci Afrique. waaw kooku jamonoy boppam la parce que tubaab bi ñëwee. li ñu fi fekk mooy ay nit ñu pare jaay seen bakkan. pour sauver réew yi ñu nekk sauver leen. bañ leen a sàggane bañ leen a bàyyi ba ñooñu ëpp doole bi tubaab bi ëppee doole la mi ngi ko dalee 1900 jëm nii. li jiitu 1900 ay xare la woon ci foofu ci sabaax moom nga xam ne siiwoon na ci Tchad ba ne ci penkoom. Somalie amoon na itam booba ñoo xam ne ko jiite woon sax. ñoom anglais yi ngi ko tuddee Maat Malla. mooy sëriñ bu dox bi. doon jaay ba kanam loolu moo nekkoon fii. ba tax Alboury Seyna bu demoon. bi nga xam ne ñi yóbbu suñ tubaay loolu lañ ci jubloon. pour mu absent pour ñoom ñu mën a. doxal ko noonu jàkk yi fi war a tax yëpp taxaw yëpp ay jaamukaay xërëb la war a nekk wala leneen ak leneen. dem boobu mu demoon. yàlla tereel na ci Sénégal ci lu bëree bëri te bi ci ëpp mooy jàmm. dama sëñ Tuubaa bi. waaw bi ci ëpp mooy jàmm. yàlla may nañ ko ci barkeem ak dem googu mu demoon Gabon fekk ñun ñëpp la demal nag. waaw donc ñun am nañ ci exemple boo demee Guinée gii amoon nañ Samori Touré. ñoom ñëpp daje nañ fa gannaaw bi. macha allah xam naa Ahmed boo amee ñee ñu am question ci sujet bi. mën a am jamono jii nii si Tchad ak dëkk yi ko wër surtout gannaaw ba yéen jot ngeen koo xam ndax war na am leadership bi nga xamante ne war na téye zone bi ndax tey suba rek ñoo ngi doon wax ne que am na benn vent de rébellion boo xamante ne commencé nañ ko sentir au début au sein de l'armée. waaw maanaam prétendants yi bëri nañ. mais homogénéité bi yàlla may Sénégal bëri na néew na réew moo xam ne. am na homogénéité boobu parce que boo demee Tchad. am na lu mat juróom ñetti tribu yu mag
yoo xam ne boo leen mënula dajale pour doxal doo mën a doxal ndax réew ma yaa xëy na war naa mat Sénégal fukki yoon te nit ñi bariwuñu bu amee benn service boo xam ne daf la contre foofu benn nitu nguur du fa mën dem benn oto nguur du fa mën dem solde yi dootuñ dox kii téléphone yi ak yeneen lu jafe la nag mais doom ji mu fi bàyyi moom du doomi diw moom diw la moom ci boppam général la pour naa ndaw la mais moom it da doon xëccoog bàyyam pour ku dàq xare kan moo gën a ñeme waaw ci loolu nekk ba tey ji mu sës fa maanaam ki yore armée bi bu doon keneen koo xam ne sax ci beneen tribu la bokk mais armée mooy principal kii boo xam ne organisme boo xam ne mën na téye réew maanaam ñoom dañoo dëgër lu ko noonu ba ñu rayee Ngarta Tombal Baye te mooy seen premier président après l'indépendance comme boobu la réew mi di yàqu mais gannaaw gi di nga xamee ne law na ñoom gukk ni wa daay génn ñoom seen après mi ngi fii ci Ndakaaru ñoom kii ñu ko xati Assil Mohamed ak ñu créé Frolina boobu beneen kii la boo xam ne entité guerrière la donc réew la moo xam ne neexul a ngànk mais ñu yaakaar ne comme baay ak doom la ñoo bokkoon ni ñu doon doxale amaana bu niiroo baayam ci ni mu ndoxee rek problème bi ci am. mais am na ñu bëri dañuy jàpp ne que Idriss Déby moom toog na plus de 30 ans si pouvoir bi tey jii nii bu amee benn révolution boo xamante ne doomam moom moo fa nekkaat à sa place ñi nga xamante ne dañ ko doon ŋàññ wala ñi doon soxla une autre sorte de gouvernance dañuy am déception. nga soxna si. ñun Sénégal ak Tchad ñoo yem li nga xam ne moom la France yilifoon ba fi ñu toog kenn du ko yore te dul ne France moo la ñëw ne la xaar ma fii toogal ma fii ci samay yëf muy Tchad muy Sénégal muy feneen donc moom ci boppam Idriss Déby toog na ba tàyyi mi ngi ci kii yi mi ngi ci archive yi wax ne moom dafa bëggoon ne France ñoo ko ne toogal dëgg la kon nag loolu non liñ nekk lañ nekk mais maanaam am na nu ñu doxalee noo xam ne juyoowul ak li France bëgg. kon daal France dafa amoon intérêt ci Idriss Déby des ci réew mi. ah moom de loolu la wax. merci beaucoup Oustaz dinañ jox Astou Diagne laataa may ñëwaat boor boobu Astou su fekkee am nga laaj par rapport ak li nga xam ne moom mooy actualité internationale bi surtout situation Tchad bi Idriss Déby mi nga xamante ne nii faat nañ ko fa lu yàggul dara doom ji wuutu ko ak yu ni mel entre autres sëñ bi mu ngi nii. effectivement Ahmed man ci li ma ko bëggoon laaj rek mooy dañu gis ne suñu pays africains yi en général xeex beeg rayante bi lépp suy am en général ci problème mu mandat lay doon wala problème mu gouvernance le fait que kii toog ba mu yàgg war a dem tot jugul tey boo amoon tey ji lan ngay wax tey ji ban gis-gis nga am ci loolu noonu nga xam ne président africain yi ñu ngi koy def est-ce que jotul tey ji ku sa mandat jeex rek nga dem sa yoon. parce que kii moom dañ koy door a woteel moom dafa jeexal mandat ñu woteel ko pour mu jël beneen mandat diggante bi mu dee. parce que damay dégg ci loolu ñu ne reyuñu ko si par accident accidentellement. mais dañ ko def comme genre coup d'état parce que mandat bi mu toog neexul nit ñi parce que dafa mel ni dee bi mu dee population ba nekk foofu noonu dañ ci am réjouissance dañ ci kontaan. non am na ay photo boobu mën naa la ko woon photo cadavre bi bopp bi dafa toj rajaxoo carrément maanaam ñoom li ko rey du balu fatal nii wala bari la leer mais genre missile la maanaam ñu ngi koy tuddee ak RPG moom nañ ko reyee te da nga gis tam ne kii boobu dafa dugg ci diggu gannaaw gi kii nii la ca def bopp moom dafa rajaxoo carrément mënuñ ko sax remembrer waaw noonu la demee mais loolu moom itam daan na wax ne du mës a dee ca lalam daan na ko wax di ko waxaat mais pour nga comprendre loolu nag mais bëggumoon dugg ci analyse yi parce que da ngay pédant wala nga ñoo xam ne ñi lay déglu dépassé na leen mais dinaa ko jéem a abrégé bañ koo compliquer boo demee ne caada ngi nii kan moo ko féetee fii ñu Mauritanie féete
mooy Libye réew mu tasar ci penkoom kan la Soudan ki di Soudan di Darfour actuellement ay doomu Sénégal nga fa ci drapeau Nations Unies di bërëmi doole pour que Darfour ñu di ko bës mun ni mel ni rabu yu bëmb ñu di ko bës mboo ko féetee noonu ku ko féetee nii ci sud bi d'abord mooy Centrafrique ñoom itam ci ñu ngi ci guerre civile boo xam ne dañ doon rey jullit ñi spécialement dégg nga spécialement jullit la ñu rey ko te jullit ñi bari nañ fa même bu ñu fa nekkul majorité kan moo ko fekkee à l'ouest ñaari réew Niger ak Nigéria bés bu ne Boko Haram moom itam mi ngi faagaagal Cameroun googu nga xam ne benn bande la bu dox diggante Nigéria am na fa dëkk bu ñuy wax Kosseri mooy frontière ba Kosseri dëkk bi mi ngi ci biir Cameroun waaye boo jàllee pom bi dugg Tchad waaw Niger noonu bés bu ne ngeen dégg Boko Haram kii kon nag Tchad dafay nekk réew moo xam ne ay rek ko wër jàmm ji ne ci diggante bi waaw donc loolu rien que boo nee géopolitique xam bu ñu mel tey yàlla tere Sénégal réew ñu wër yëpp ay Cap-Vert ak ay ñaari Guinée yeeg ay Mali ak ay Mauritanie yëpp ba ci Gambie ay xeex nekk muy réew yu tasaar waaw loolu nag mooy indi président de la République boo xam ne boo xëyee toog ndékki ni ci joo jamono ñi itam ndékkeendoo fu ne ci réew yi loolu mooy président jàmm moom la ñu wut mais président bi bu toogee ba leen am ci ay soldats ci ay généraux ñun fii am nañ fii lu mel ni MFDC pendant 30 ans kenn yëgu ko ñoom armée dañuy attaqué ñi ngi jëm si woon ci capitale bi mu dem pour gàttandu leen yàlla dogal li mu dogal te itam dee gim dee ci kaw loolu ki nga xam ne mooy chefu rébellion bi wax na ma nga Paris mais wax na ne waa ji dafa dee au combat l'arme à la main les armes te loolu xanaa fi noonu la demee noonu la dee boo demee ci réew yi ci des ku ci ne am na problème yu mag a mag je crois que noonu lañ ko war a jàngatee. li ma bëggoon a toftal ci laaj astu bi balaa maa jox moom ñëwam Dakar. mu fi mujjee ñëw 2008 ci sommet bi. bi mu ñëwee man en tant que ministre man lañ ko féetale woon may ànd ak moom dajeeg muy sama taalibe loolu nag fekkoon na ma dem fa avant sommet bi nekkoon na ñëw ndax dañoo bëggoon ma woon ak président Wade pour ñu jubalee ko moom ak El Béchir meeroon Soudan. amoon na sax incidence yu fa am ndax ñu toogee def dîner kii bi fii lañ waroon joxe échanger seeni loxo nuyoo ñu yónnee ci moom protocole am ne tëdd na kenn man maa ñëw saaraan protocole beeg sécurité bi ba fekk fi mu tëdd nelawul sax boo dafa mel ni kuy liir mu ne ko jógal téye ci loxo forcé ko indi ko ñëw palais ba ñu joxante loolu mooy principal résultat sommet islamique bi ñu fi mujjee def en 2000. jërëjëf Niass li ma bëggoon a bu ma toppee laaju astu bi ba ci biir daf may yóbbu ci les mandats de trop parce que ab njiitum réew bu génn àdduna ci réew ak ci façon bi ñu ko boome population bi selon journalistes yi nga xamante ne ni ñoo fa nekk relayer ko presse locale bi ñu ci bari aussi partagé waat ko mooy que population bi dañ ci am mbégte est-ce que du les mandats de trop ci suñu pays africains yi nag mooy indi njombe yu ni mel. sëriñ bi àddina ba mu daj boo doon compter yi def yi limité mandat du passé ñetti réew wala ñeent du passé ñëpp limité wuñ ko même États-Unis bu dee da ngay def 2 mandats mais nekkul ci constitution ba loolu benn gentleman agreement rek boo xam ne da nga bëgg a neex nii ñu mu ngoog te am na ci benn président yoo xam ne sax gannaaw bu ñu defee ñaari mandat dem nañ ba keneen dox fa ñu dellu si waat gañewaat affaire ñun dañ jër gi fi jàmbur rek ndëndëm jàmbur rek nañ koy tëgg te fekk ndënd mu ne ak nañ koy tëggi ñu Sénégal man Senghor def na fi 20 ans Abdou Diouf def na fi 19 ans et demi Ablaye Wade def na fi 12 ans donc je crois que et puis loolu tere toujours réew mi peuple bi ñoom ñoo amee décision ultime bi mujj
laaj bi bu ma ko bàyyiwul ba tey. non maa ngi jégalu da nga jël def comme principal axe. mooy nombre de mandat amut. dama ne amul. waaw man li mu bëgg a laaj daanaka noonu laa bëggoon a laaj waaye d'une autre manière maanaam kon yow sëñ bi Niass nombre de mandats yi yow joxoo ko solo lool. njiitu réew yi ci Afrique par exemple ma jël suñu bos Macky Sall tey ji bu doon laaj 3e mandat yow wàññiwu la dara. du am doone ko déet. xam nga yow ne nga 3e mandat am ñu wax ni 2 mandats am nañu ne sax benn mandat la bu njëkk. léegi moom bu doon dolli mandat ma bañ a tuddub lim président de la république Macky Sall fii ñu tollu tembe bu doon dolli beneen mandat yow wàññiwu la dara wala bu la laajee sa xalaat doo ko tere. dama la koy laaj yow sax dama lay delloo laaj gi yow boo déggoon ne tey Macky Sall falaat nañ ko da ngay am problème. man aw ma xam-xam yow la. day wax de question xam-xam non question réaction humaine normale. est-ce que yow tey bu ñu ñëwoon tey le 2024. waaw ñëwaata ñu ne président Macky Sall falu la. est-ce que da ngay feebaram da ngay deer da ngay lafañe mu ngi dem. waaw moom laa la wax xam nga man mu doyee di mi aw ma benn xam-xam kenn du ma invité. déedéet waaye yow mi ñu invité la ñuy laaj maa ngi yow ñoo yem carte benn carte la benn carte. Temps à la tête d'un pays ou bien mu daal di toog plus de 10 ans naam bu fekkee ne sa population bi bëggatuñu ko que ce soit au Tchad au Sénégal ou ailleurs. ah wax dëgg yàlla day fii daal moom jusqu'à présent gisuma fi président boo xam ne la baj la yéegi waaw bu loolu bu doon loolu la Ablaye Wade ko doon dina am bi ñu doon wax ne 3e mandat am la dégg nga ak ñi ko jiitu am fi 20 ans jusqu'à nañu man de dama doon invité nañ jël l'accent ci ki nga xam ne def na fi lu kenn deful te mën na lu kenn mënul boobaa nag muy 50e mandat moo toppoon ñun suñu kër ci Niassène suñu xalifa bi fi jógee mais moom daf ko ne toog fi ba nguur sàppi la loolu mooy à vie président à vie loolu la wax donc affaire boobu d'abord olof nee nañ bala ngaa xam sa santu jarbaat sa jigéen sëy da ngeen wax yooyu sa jigéen bu dee amagul jëkkër mënoo xam doom bi muy sax ñun bala ñoo wax ne dañuy appuyer 3e mandat ñu dégg ndey bi liggéey ne man kat damay 3e mandat mais pourquoi ñuy supputer def ay supputation ci loo xam ne ça ne s'est même pas posé. mais est-ce que du jëf yi c'est une question chimérique. mais est-ce que nekkul jëf yi muy jëf moo tax nit ñi di am xel ñaar ne kii boobu moytuwul ci 3e mandat la jëm. yooyu nag wax dëgg yàlla loolu du analyse loolu waxi maa di xam nga ki ñuy wax ca France Madame Soleil. xam nga ko. non xaw ma ko. ok madame Soleil mooy seetkat ba fa gën a rëy. ba fa gën a màgg ci France nga xam ne benn weer boule de verre lay teg di ci xool naa nangam dana xew loolu du politique waaw. gisaan na ok lii ngeen di wax ni waxi Madame Soleil la. waaw dana am ak doo am nee demee ak naa du demee. c'est tout ñoom mën na ku mel ni Madame Soleil mën na toog ne suba dafay yeddoo taw fanaan taw. asu dafa gis nga pare woon. waaw sànq dama dégg mu lim ay pays yu bëri yi nga xamante ne ci Afrique lañ nekk wax yi nga xamante ne ñoom ñoo wër fi nga xamante mooy Tchad wax ne dëkk yooyu yëpp en général dañu am histoire dafay tàkk donc te ñu bëri dañu naan c'est parce que Europe wala yeneen dëkk yi dafa dugal loxoom ci biir ci biir réew suñu réew yi loolu moo tax par exemple lu bëri dëkk bi di tàkk est-ce que jotul tey ñu génnee seen loxo bàyyi ñu ñun en tant que pays africain ñu def suñu union waxtaan suñu biir defal suñu lépp su bopp suñu biir ba xam ndax dinañ mën a dem ba xam ndax jàmm dina revenir ci Afrique. defe nga ne loolu mën nañ ko. ah man pour moi c'est possible war na mën nekk. dafa am ndaw soo xam ne tubaarka la jege de 2 mètres ma am jëkkëri tungu de ba mu bi nga ko defee nag bi ko bàyyam di waral mu ne jëkkër ji leen rek laa lay ñaan sama doom dal seen waaye bu ko dóor moom tungu ne bi de moom la ñuy wax ne bu mu dóoru ponkal bi loolu xanaa mën nañu bàyyi téléspectateurs yi ñu dindi jëlee ci li nga xam ne moom laa bëgg a wax. donc su ma la déggee da nga bëgg a wax ne Afrique mënul dem sans France par exemple ñoom mënuñoo génnee seen loxo. ñu demal suñu bopp mën nañ ko su fekkee ne France bàyyi nañu France bàyyeegul kenn Dakar ak Abidjan ak Bamako Cotonou Lomé. Niamey
waaw boobu ngay demee for la bi mooy N'Djamena léegi jàpp Bangui jàpp Congo Brazza lépp loxo loxo ponkal bi moo koy dox li nga fii sa diggante ak camp militaire bi matul ay mètres te pourtant boo gëmee nag ne ñooñu dañ fee ñëw pour yow bu ñu la bëggee gaañ ñu gaañ la kon na nga gaañ naka lañ def ba France gën a loxoom ci suñu réew yi. nit ñëpp def rek ñun nag moo ñu loolu Algérie bi ko fi am mooy lan. Algérie bi ko fi am 1 million ci ay nit la ñu suul France dooroon léegi nag caaxat fàcc na ñu leen bàyyi seen réew. Aïcha. waaw sëñ bi Niass maa ngi lay nuyu bu baax di lay dalalaat ci plateau Mbecté Koor bi man nag sama laaj dafay des Tchad ba tey dañuy continuer si maanaam amaana anam bi di le président Déby génne àdduna tey ñu gis ni que doomam Mohamed Déby moo lañ teg ci boppu nguur gi te jeune la il a que 37 ans est-ce que tey amaan ni papam génnee àdduna est-ce que tey du ko traumatiser trop pour mu téye réew bu mel ni Tchad est-ce que tey il a tout pas sa tête mais est-ce que am na maanaam maturité boobu noonu pour téye lii di Tchad. xam nga doom ji ñaari yëf la am benn bi doomu président bi la beneen bi mooy général bi gën a mag ci généraux yi maanaam général boobu su fekkee ne nekkuloon doomu Idrissa bi dana toog. deuxièmement bi ñu laata am 24 heures. maanaam toog ji dafa tombé rek kon. mais mbubum général am moo ko waral mu toog. cerise sur le gâteau. mais la cerise n'est pas le gâteau. mais ak anam yi papam génnee àdduna. waaw d'accord waaye dama ne li ma lay yow mooy déjà avant 24 heures. levé na mboolem état d'urgence couvre-feu gi yëpp ubbi nañ ay réew ma ubbi nañ aéroport donc c'est que ne mën a def loolu ci moins de 24 heures ci ñoo xam ne bàyyi mi ngi jàkkaar lool ak ñu mën a xeex te ñu ci bëri ci début lañ nekk lool avant ñuy dem l'autre côté donc foofu dañuy njortul rafet rek. merci beaucoup soxna Miana. alors ñu ngi lay dalal bu baax ci plateau bi li ma bëggoon a laajte rek mooy par exemple njiit bu toog ci pouvoir pendant plus de 30 ans wala 15 ans est-ce que loolu dina permettre réew moomu noonu jeunes yi nga xamante ne ñu ngi fa nekk bëgg a yore réew mi est-ce que dina leen permettre ñoom ñu am maanaam ñu am chance pour téye réew meeg yooyu noonu bu nekkee nit da ngay toog ba doyal soog a jóg ci pouvoir bi nga toog. xanaa laajoo Angleterre ñoom Élisabeth bi leen yilif am na ci juróom-ñetti fukki at te boo liggéey dooma koy remplacer wala doomi dooma. waaw mais loolu royaume la. waaw royaume la waaw waaye dama ne d'accord royaume mode de succession rek la mais état dañ ko doxalee benn la état. xam nga ne Angleterre dañu am volant bi dafay nekk à droite boo ñëwee fii mu France mu nekk à gauche waaye du tere même oto bi la même performance yi la waxuma fii nag waxuma ne royaume la à ce que je sache président Macky Sall waxul ne dafa bëgg doomam fal gisuñu sax doomam ci biir yëngu-yëngu yi waaye man de su fekkee woon ne Macky il faut mu jógee fii 2024 man gis Marème Faye comme candidate moom mooy gënal CV kii fi ne. ñu nekk ci opposition bi daal. di. ñu nekk ci opposition bi jamono ji daal Marième Faye Sall moo la ko gën a. moo leen mën moo leen personnalité. kon maanaam leen a jàng xam nga ingénieur la. ok. kon maanaam yow jàpp nga ne ñu fii nañ nekk la ñuy pëccoxloo nag dugg ci actualité nationale parce que moo naroon nekk deuxième partie waaye def nga transition bi kon yow jàpp nga ne ñun suñu góor yi nekk ci opposition bi jigéen jële ca pare ba moo leen ëpp solo ci réew mi ko ca am solo la de te bi mu koy nekk boobu kër bu nekk président di ñoom man xam naa ko lu yàgg